Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. dañuy àddu rek jëm ci loi bi nga xam ne moom la askan wi bëgg pour ñu criminaliser homosexualité fii ci réew mi ndax gis nañ ni jamono ji am na benn proposition de loi boo xam ne yóbbu woon nañ ko assemblée ngir député yi voté ko loolu ban jàngat nga ci am est-ce que yaakaar nga ni Dame Mbodj fii loi boo xam ne day criminaliser mbirum góor jigéen fii ci Sénégal dinañ ko nangu voté. jërëjëf soxna Kuba, man d'abord damay wax ni man dama bokk ànd sàmm jikko yi bokk ci ñi nga xam ni ñooy kàngam di wax ni ànd sàmm jikko yi dafa boole Sénégal gépp kilifa diine yi ñi ngi ci kilifa aada yi ngi ci ku ci nekk yónnee nga fa sa ndaw te yónnee woo ñu n'importe qui syndicat yaa ngi ci parti politique yaa ngi ci association góor ñaa ngi ci association jigéen ñaa ngi ci imam yaa ngi ci étudiant yaa ngi ci waa diaspora ñi ngi ci rappeurs yi ñi ngi ci bàyyiwun benn pàcc journaliste yaa ngi ci juriste yaa ngi ci parce que proposition de loi boobu ngay wax juriste yi bokk ànd sàmm jikko yi ñoom ñoo ko bind ci turu ànd sàmm jikko yi def ay lël kon nag ñun Sénégal bu dee banqaas yépp ñoo àndandoo ginnaaw bi ñu lawalee ab pétition ci réew mi yépp ci 45 départements yépp ak ci diaspora bi ñu dem sunu xalif généraux yépp signé pétition bi mais rawatina ñaari xalif généraux yoo xam dañ caa toftal sax ab lettre yamuñu rek ca signé ko moom sëñ Mountakha Bachir ak sëñ Mbaye Sy Mansour dañoo signé pétition bi ñoom ñaari xalif généraux yooyu ba noppi toftal ci ay lettres yoo xam ne dañuy firnde ni ñoom ñoo signé pétition bi te dañuy sàkku ci état Sénégal ñu voté ab loi boo xam ni day teg ay daan yu diis képp koo xam ni fesal nga sa ngóor jigéen waaw lii su amee ñu dem ci jàngu bi ñu def ko ñoom it njiital jàngu bi moom it recevoir ànd sàmm jikko yi délégation sàmm jikko yi bu mag ñu dem toog ak moo waxtaan mu ni église bi day tere ngóor jigéen waaw kon ñun bu dee ñun Sénégal dañ ni ñaari diine fi ëpp doole ñu teg ca dem seeti bois sacré bi dem ba usuy dem ba fu ne foo xam ne njiital animiste wala beneen diine ma nga fa ñu dem waxtaan ak moom waaw soxna si kon kay mooy Sénégal 100% ñun nee nañ musulmans yi ak chrétiens yi mat nañ 99%. ñu ëpp ci ñoom ak seeni kilifa d'accord nañ ni dañuy tere nguur jigéen Sénégal même yeneen religion bi ñu naan mat nañ 1% wala yées na 1% dem nañ ca ñoom ñu ni day ànduñ ci nguur jigéen te dañ ko war a tere ba teg ci daan yu diis ci ku ko fësal ci Sénégal waaw léegi kay yëf yi mat na soxna si léegi kon buñ defee loolu ñu bind proposition de loi bi dem teg ko ci buñ ko tegee ci taabalu Moustapha Niass man jàpp naan dana ci profité d'abord jaamu ci yàlla parce que moom mag la ah oui parce que olof yi dañ ni ku dem mag dem ku demul mag dem ñu ngi koy ñaanal nag gudd fan waaye nag olof yi ñoo wax loolu te wax nañ dëgg ku dem mag dem ku demul mag dem kon nag ñu ngi koy ñaanal mu gudd fan waaye nag chance la pour moom comme nguur jigéen bokk na ci li yàlla subhanahu wa taala gën a sit ci àdduna kon moom Moustapha Niass c'est une excellente occasion pour moi pour mu def plaidoyer au sein de l'Assemblée wax ay député ni leen voté leen loi bi ndax mu nekk sunu ndam ñun ay jullit ak ay chrétiens yi nekk fii ci assemblée bi. léegi nag na ñemewuñu loi boobu. waaw dana ca laa jëm. léegi nag loi boobu ñun danoo jàpp ni bu dee député yi suñuy député lañ bu dee duñ ay député lobby franc-maçonnique bu dee duñ ay député franc-maçon wala ay député yoo xam ne ay franc-maçon ñoo nekk seen ginnaaw bu dee du loolu. wala ay députés yoo xam ne dafa am ay lobby yoo yore seen xaalis di leen manipuler ñoo fi nekk parce que les députés sont les députés du peuple bu dee sénégalais yi ñoom ñoo leen fal te sénégalais yi lañ fi nekkal sénégalais yi seen écrasante majorité ñu ne ñoom dañoo bëgg ñu voter loi boo xam si day tere ngóor jigéen Sénégal ànd da toftal ca daan yu saf-sap député yooyu man bu dee suñuy député la fii laa koy xam bu dee voté nañ loi bi sénégalais yi xam ne seen i député la parce que sénégalais yi ñoo ne nan ko voté te ñun pénc ci ndaw réew mi ñun lañ fa nekkal ñun sénégalais yi lan leen fay ci salaire suñu xaalis la ñun sénégalais yi oto yi lan fa jëndoon suñuy oto la ñun parce que ñun ñoo moom xaalis ba mu ko jënde
wala kon kay ñun sénégalais yi bu ñu amee benn càkkutéef bi mooy nañ ñu tereel ngóor jigéen ci Sénégal képp ko fi def nañ la teg daan yu diis mais député yi suñ ko defal mooy dun suñuy député comme nag ñun leen jàpp mooy ku ko ci def sénégalais yëpp daan yëg ni def nga ko képp ku ko ci deful tamit sénégalais yëpp daan yëg ni yow defoo kon nag ñun ñi ngi sant yàlla bi ñu amee lu toll ci juróom-benni député yoo xam ne ñoom d'accord nañ dem yóbbu loi bi ñoom d'accord nañ pour dem yóbbu loi bi ci table assemblée nationale am tamit ay député yu bari yoo xam ne nañ bu ñëwee dinañ ko voté maintenant nag ñun majorité lañ soxla bu dee assemblée ba dem nañ fa amuñu majorité député ya nga xam ne ñoo tee ñu am majorité dañ ko fësal Sénégal gépp pour ñu xam ne député yi ñoom ñoo tee li ngeen bëgg yéen waa Sénégal seen càkkutéef googu pour ñu tere ngóor jigéen Sénégal yii député ñoom ñoo ne loolu du fi amee donc ñoom ñoo leen def yi ñii ñoo ci ànd ni yéen li ngeen bëgg ñoom ànd nañ ci yéen bu ko defee yàggatul comme fii ak juróom-benn weer incha allah dañuy tànnaat ay député yoo xam ne ñoom ñoon war a toogal ca pencum ndaw réew mi mais boobaa ñu jëlee leen fi teg fi député yi nu ko nangoo voteel loolu mooy dëgg maanaam député yi bu ñu ko bañee bu élection législative amaatee ñun ànd sàmm jikko yi dañuy wàcc ci terrain bi campagne wax sénégalais yi ñu leen liste baa ngi nii député yii ñoo fi nekkoon te nanguwuñu woon voté li ngeen bëgg dañ def ko ci seen tur parce que ànd sàmm jikko yi li muy def ci turu sénégalais yi la koy def ànd sàmm jikko yi dafa dem waxtaan ak sénégalais yi jox leen pétition ñu signé ko mu dem waxtaan ak kilifa yi sénégalais yi ñu signé ko ci diine kon nag ñooñu buñ d'accord ni lii leen bëgg député bu nekk seen député da nga caa war a ànd kon député bu ci àndul dañuy taxaw bu élection législative amaatee ñu xeex ba wax sénégalais yi leen liste ba mu bokk bu leen ko voteel voteel leen ñoo xam ne li ngeen bëgg seen i càkkuteef daan ci taxaw kon loolu mooy position bi maintenant nag ñun for nañ ci weewu bëy que fan yëpp ambassadeurs yi fi nekk Sénégal yëpp ñu ngi woo député yooyu di leen teg pression ñu wax loo ab tappalekat bu tudd Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck daan ni député yi bu ñu voté proposition de loi bi pour tere ngóor jigéen Sénégal mu ni Union européenne mooy réew yi nga xam si ñoo wër France danañu boycotté Sénégal dootuñu fi dugal seen alal moom Cheikh Yérim Seck mu taftal ca ni dafa bëgg député Sénégal yi li mu leen di digal mooy bu ñu voté loi boobu bu proposition bi ñëwee buñ ko voté may wax Cheikh Yérim Seck na arrêté bu fekkente ni moom day porter l'agenda LGBT na taxaw assumer ko xam nga réew mi naxaate bi dafa war a dakk ku ci nekk li ngay def da nga ko war a fésal ku ci nekk nga ñeme li ngay def parce que jot na pour ñu xam sénégalais yi ku ci nekk camp ban nga féete loolu mooy wax ñun bu amoon moo gën ci ñun maanaam Union européenne boycotté Sénégal maanaam bàyyee nu suñ lépp. mais daam loolu dina xaw a non métti de wala déedéet waaye soxna si c'est le contraire bis bu ñu amee ñun Sénégal Union européenne maanaam France ak réew yi nga xam ñoo ànd ak France ñoom ñëpp ñu bàyyi Sénégal ñun Sénégal ñu bàyyee ñu sunu or bàyyee ñu sunu zircon bàyyee ñu sunu pétrole bàyyee ñu sunu gaz bàyyee ñu sunu xeeti mbell yéen am ci réew mi yëpp nga am ñun moom la France di tibb di yóbbu moom ak ñoom àndal bis ba nu ko bàyyee ñu delluwaat jëlaat sunu alal ñun Sénégal dem wuti ñeneen partenaires yoo xam daañ mën a liggéey ak ñoom parce que ñoom rek nekkuñ ci àdduna bi Iran ngi fi Turquie ngi fi Chine ngi fi Russie ngi fi ñu mën a diversifier suñ coopération mais jàpp naa ni buñ ko defee ñun Sénégal mais Sénégal jëm ca kanam wala Sénégal di développé bu ko defee sunu alal di ne sàcc di ko yóbbu France teg fi seen nguur gu leen arrangé nguur gi di rawale sunu alal ak moom tamit di tibb wàllam loolu kon bu jeexee Sénégal ku bëggati añ ku bëggati reer ku bëgg a ndékki ku bëgg a jàng ku bëgg a faju réew mi neex loolu lañ bëgg soxna si loolu Cheikh Yérim di Seck di wax loolu la nay ñaan ñun Sénégal maanaam ñu bàyyee ñu lu ne moom France wàcc ñu moom ak ñoom àndal ñu wuti keneen kun àndal ba noppi nag ñu bàyyee ñu sunu alal ñu def une coopération win-win boo xam ne réew mi guute gii mu nekk te nguur gi fi nekk dugal ko gën a enfoncer Sénégal ci biir jafe-jafe bu boobaa loolu day jeex kon man jàpp naa ni encore une fois sénégalais yépp daal dañoo war a taxaw wax député yi dëgg nga leen ñun mun leen nekk suñuy député ba noppi li nu bëgg duñ ko def parce que bi ñuy criminaliser vol du bétail damay fàttali rek ñaari loi yu ñu fi proposition de loi ak projet de loi yu ñu fi def il a suffi
que président Macky Sall def benn déclaration sur le vol du bétail maanaam càccu jur gi nii sàcc Macky Sall benn déclaration la ci def rek député yi ñu yónnoo leen projet de loi bi ñu voté ko moom Macky doo nga wax. beneen bi mooy criminalisation du viol maanaam criminalisation siif jigéen siif boobu bin koy criminaliser quelques associations jigéen ñoom ñoo def plaidoyer bi quelques associations laajuñu sax demuñu sax ci sénégalais ñu signé leen ay pétition ñoom quelques associations jigéen rek ñoo dem def plaidoyer député yi defal leen criminalisation du viol waaw kon kay bu sénégalais yëpp àndee ci benn proposition de loi wax ne lii leen bëgg ci sunum réew pour aar sunum réew parce que ngóor jigéen day yàq askan ngóor jigéen day màbbal diine ngóor jigéen day yàq réew day yàq doomu aadama kon nag ñun loolu bu ñu gisee ni ñun am nañ droit ñun ñu aar sunu réew mais lobby yi wax ni ñoom nañ leen bàyyi ñu def lu leen neex ñoom góor jigéen yi mais ñoom ñooy kat boo war a ñëw sunum réew duñu impose ñun duñ bëggul au nom de la souveraineté ñun sénégalais am nañ droit ñun lii lañ bëgg sunum réew. mais nag daam dëkk bi dafa am ay association góor jigéen yoo xam ne ñu ngi fi yow sax xam nga loolu te ñooñu dañoo am këyit état bi da leen a reconnaître. dama ni loolu xam nañ ko démarré wul ci nguuru Macky Sall ca nguuru socialiste yi ba léegi ñu ngi légaliser ay association góor jigéen mais bariwul woon nguuru Ablaye Wade bi muy dem ñu ngi tolloon ci maximum fukki association ak lu topp actuellement ci nguuru Macky Sall ëpp nañ fanweer loolu muy dëgg ñu ngi légaliser ay récépissé yoo xam ne ay association góor jigéen ci nguuru président Macky Sall kon nag ñun loolu xam nañ ko de te nguur yi fi nekk yëpp dañ leen di jàppale boo xoolee kun ci jàpp ngay def yëfu góor jigéen dañ lay gaaw libéré mas ngaa comprendre ñaari góor jigéen dem ca grande mosquée ñaari góor dem ca grande mosquée dem di fa sëy ca biir enceinte ba ñu jàpp leen ñu bàyyi leen dara jikko ci loolu du lu leer kon ñoom li ñu bëgg mooy aar leen wutal leen ay récépissé jàppale leen pour ñu def lu leen neex loolu du fi amee ñun gàcce la ci ñun réewum sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul réewum El Hadj Malick réewum Maam Bu Kunta Njaasaan réewum Baye Ñas ñu taxaw di fa accepter ñu naan góor jigéen law na fi ñoom góor jigéen bi ñuy wax ñoom tubaab yi bokkul ak ñun li ñu daan tudde góor jigéen Sénégal bi ñu daan wax góor jigéen mooy koo xam ne daa am comportement jigéen maanaam daa am ay comportement yoo xam ne ni jigéen ñi di waxe lay waxe ni jigéen ñi di comporté woo lay comporté woo foo ko fekk mu nekk ci biir jigéen ña bu ay sabar amee mu dem tas sabar ga fecc fa comme ni jigéen ñi fecce di def yëfi jigéen ñooñu leen daan wax góor jigéen waaye góor jigéen maanaam ñuy sëy góor ak góor yuy sëy jigéen ak jigéen yuy sëy loolu du aaday Sénégal du cosaanu Sénégal ñi koy wax ñëpp ci tappale lañ ko wax kon nag ñun la ñu wax mooy même bu fi góor jigéen amee mais ñun am nañ droit ni du law suñu réew parce que même ci suñu aada ak suñu cosaan ni bu njëkk bu ñu daan wax nit day def comportement góor jigéen famille ba dañ koy nëbb ñun néewuñu nit ko li muy def ci këram ñun suñu nekkul ci li nit ñi def ci kër yi xam luñ d'accord li xew Europe ñu jox leen ay droit ba ñuy am droit de manifester ci mbedd mi di def gay pride loolu lañ wax ne ñun du am suñu réew di am ay doom ak di dem di adopté ay doom naan ñoom dañoo ñaari góor yoo xam dañoo adopté xale wax ni kenn kay papa ci kenn kay yaay ci mais loolu ñun loolu lañ wax ne du law suñu réew am nañ ci droit kon nag loolu duñ ci dellu ginnaaw duñ ci dellu ginnaaw tey duñ ci dellu ginnaaw ëllëg la ma doon wax nag laay kon ne wax góor jigéen bu fi fesal sa góor jigéen ci mbedd yi Sénégal yi dinañ tàllal sa nuuna loolu duñ ci dellu ginnaaw tey duñ ci dellu ginnaaw ëllëg au nom de sa ànd sàmm jikko yi maintenant nag ñiy def plaidoyer ci suuf nan génn fesal seen bopp ñu wane ne ñoom ay lobby franc-maçonnique ñoo nekk seen ginnaaw pour ñu lawal ngóor jigéen Sénégal on ne l'acceptera pas pour que ñaari camp yi jàmmaarloo le camp des Sénégalais yi ñooy écrasante majorité ànd ak suñuy kilifa diine yi ñuy def loolu dañuy def nii ak ñi nga xam ne ñoom dañoo bëgg a lawal ngóor jigéen ànd ak ay lobby franc-maçon ñun ñaari camp yi lañ bëgg ñu jàmmaarloo ñu xam ku ci nekk ñan ñoo ca bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.